bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi alil azim ñu ngi sant yàlla tey julli ci yonentam ba nga xam ne mooy seyduna muhammadu imaamillah tey jii si quartier bu ñuy wax Gént waa mairie ñoo fi ñëwoon di waxtaan si ak comité de gestion bi waaye bu ñu laa démarré waxtaan si gàttal rek ñu jox imam Mame Sini Ndiaye mi nga xamee ne mooy imaamu quartier Gént mu defal ñu ñaan yéene wala si ñaar ñoo xam ne ñoo ma àndoon di liggéey muy suñu secrétaire général ak suñu chef de quartier ñu absenté bon ñu yéene wala leen si ñaan gi bon imam Mame Sini bismillah nee na nañu jàng fatiha ak alam nashra amin 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 ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp monsieur le maire ñu ngi lay jiital si nuyoo bi di si teg jaraaf di nuyu monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp ak suñu yaay yi ak kilifa yi nga xam ne ñu ngi si salle bi yëpp ak suñu assistance bi nga xam ne ñoo toog tey doon suivre alors tey comme ni ngeen ko gisee waa quartier Gént ñooy dalal mairie bu Yoff si cadre Covid-19 nga xam ne tey ñëpp ngi en alerte pour xeex jàngoro bi nga xam ne dafa dugg bu baax si ñun particulièrement ñun ñi nga xam ne ñooy quartier Gént alors booba léegi jeunes yi ñu ngi fi nekk di organiser wu teg benn comité de gestion ba nga xam ne ñu ngi si rendre hommage ki nga xam ne moo di Ibou Ndoye mos newoon di si liggéey moom ak chef de quartier gi muy Papa Aziz Ka ba tey li leen si dal leen si ñu leen di bàyyi xel bu baax di leen rendre hommage ñu fas yéene ndëkk ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk wala liggéey boobu donc bàjjenu gox yi ñu ngi fi trésorier yi ñu ngi fi secrétaire général bi en ma qualité maa ngi fi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si comité bi boobu léegi di si liggéey bu mucc ayib alors tey ñu fas yéene dalal suñu gan yi muy maire bu Yoff donc di leen tàllal loxo pour ñu fekk ñu si liggéey bi nga xam ne si lañ ne booba léegi te le fekk rek ñoom ñu déplacé wu ñëw rencontré ñu jàpp nañ ni kon suñu appel boobu noonu dinañu si jàppale ni mu gën a rafete incha allah donc alors ñu leen di bàyyee ak kàddu bi di xaar di déglu ba xam ñoom lan la ñu indil ok mu nekk échange boo xam ne ñaan yàlla mu nekk échange boo xam ne bu am solo la incha allah di leen baalu àq merci beaucoup monsieur le maire vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol jaraaf Duudu Mbeng mi toog moo wasaaral ñu ko ci mbooloo mi tey nag dañoo ñëw fii ci Gént pour monter officiellement li ñuy wax comité Covid-19 bi am ci Yoff dañuy mën quartier bu nekk dañ fa monter benn comité boo xam ne lépp lu jóge ci Covid-19 bi ñoom ñoo koy saytu ñëw liggéey ci représenter maire sa quartier ba dinaa ci ñëw léegi bi may ñëw fii maa ngi àndax donc Ndiame Diop mii nga xam ne donc mooy chef sa fële sa hôpital Dantec nekk tamit conseil municipal au niveau de la commune de Yoff maa ngi àndax El Hadji Abdou Aziz Ndoye nekk conseil spécial du maire ñu ngi àndax As Ndoye nekk conseiller technique fële sa ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi àndax Baboy mii nga xam ne fële la ñu nekkal toogal ñu fële sa Ouest Foire di liggéeyal Abdoulaye Diouf Sarr foofu ñu ngi àndax Ami Top responsable des jeunes filles au niveau de la commune ñu ngi àndax Babacar Mbeng mii nga xam ne donc mooy le chef de cabinet du maire nekk tamit responsable de l'ensemble des jeunes au niveau de la commune de Yoff ñu ñëw nag tey jii comme ni ma ko wax pour monter comité boobu waxtaan wi nan lay demee defe naa doon échange boo xam ne dañ fiy toog di échanger ni ñu ko defee ci quartier yëpp su maire waxee ba pare dañ doon jox le délégué mais comme le délégué neew fi tey su maire pare dañu jox jaraaf
mu wax après ñu tempeke dafa am yeneen comité yu ñuy monté ngeen baal ñu ci format bi li ñu indi nag comme ni ma ko waxee dañuy monté officiellement comité bi xam ne mooy Covid-19 au niveau du quartier Guenta président bi mu wàccee décret bi daf ne dinaa monté ay comité communal ñu ne comité communal boobu nan lay tëddee ñu ne maire bi wala ki ko représenté daf say bokk préfet wala ki ko représenté daf say bokk imam ratib bi daf say bokk bàjjanu gox ba daf say bokk président RSUF daf say bokk président jeune 6 daf say bokk président conseil de la jeunesse daf say bokk it bu fekkee quartier ba am na église wala commune ba am église curé ba daf say bokk loolu mooy ñi xam ne ñoo composé comité communal boobu ñuy wax président yi tamit nañ ma montal des sous-comités quartier bu nekk bu ñu demee na ko délégué de quartier ba jiite bu amee par exemple chef de village wala comme jaraaf bi daf say bokk imaamu quartier bi comme niñ ko waxee imaam Ndiaye mu ngi daf say bokk bàjjanu gox bi nekk ci quartier bi daf say bokk bu fekkee quartier bi am na commission am na kii nu mu tuddati conseil municipal conseil boobu daf say bokk comité gestion quartier ba daf say bokk mu ne it ASC bi bu fekkee quartier am na ASC da si bokk bu fekkee amul jeunes yi fa nekk organisé donc seen président daf say bokk wala son représentant bu fekkee quartier bi am na école directeur bi daf siy bokk école 1 fan la nekk Gent bon école 1 Gent bon école 1 maanaam ñu ne par exemple directeur bi daf say bokk loolu lépp li tax mu wundu noonu mooy pour démocratie mën a am si lu ñuy def ba tey waxuñu ne politiciens ñoo koy jiite li ma fa wax fii dañ ne délégué bi nangam mais conseil municipal fu amee mën na sa bokk bu fekkee tamit ñu ne comité boobu mën nañ ko élargir article 4 bi dane mën nañ jël képp ka nga xam ne xalaat nañ ne am nga njëriñ si quartier bi ñu dugal la maanaam Gent ñu nekkat Marie am na xam nañ ne Ndey Marie mii am na solo si quartier bi ñu ne waa quartier bi nañ ko dugal ñu ne bàjjenu gox bi fa nekkoon te bokkul mën nañ ko dugal ñu ne Ndey Ndooy par exemple am na quartier gi lu ñu yëngu daf koy dugal li ñuy dugal loolu fi ñuy dugal amul fu mu yem waa quartier ba ñooy xool ne kii wax kii amal nañu njëriñ ñooñu dugg ñooñu nag seen liggéey mooy li nga xam ne état moom la fiy joxe donc ñooñu ñoo koy saytu defar liste bi signé PV bi yoon nekk à la mairie liste boobu nan lay demee ñu ne kuñ si bind nañ si def turam def si santam def si numéro carte d'identité def si numéro téléphone am parce que ëllëg ñooy contrôler mën nañ jël un exemple rek oo jaraaf dun mbeng ne ko jaraaf dun mbeng yow day bindoon nañ la si yëf yi mbaa jot nga jaraaf ne man kat jot naa benn saaku ceeb nekk daal benn diwlin benn nii benn nangam li tax ma joxe exemple boobu parce que dañ ne ku nekk si li état joxe yaa ngi am ñaari saaku ceeb yaa ngi am ñaari butéelu diwlin yaa ngi am ñaari gros suukar yaa ngi am 10 kilos de pâte di nga am 16 savon loolu la état di joxe li tax ma jóge foofu dafa am ñu doon wax ne maanaam Gent am na defe naa 75 familles si je ne me trompe pas ñu ne est-ce que duñ ko diviser par 2 Gent am 150 familles xam nga boo ko xaajee jox ki da nga am 150 ñu ne déet président ne li ma joxe nañ ko joxe noonu ñu ne waa Gent bon yéen seen 75 familles yéen choisir ñii xam ne war nañ koo jot ñu jot ko ñooy tamit ngeen travailler si li jëm si bourse familiale yi ñii xam ne nekkoon nañ Gent am bourse familiale ngeen saytu leen ñan la ñooñu ñëpp dañuy bokk si liste bi dañuy bokk si ñoo xam ne beneen liste la à part donc ñooñu dañu am d'office maanaam tey Gent bu amoon 20 personnes yu fi am bourse familiale dañuy am 75 ak seen 20 personnes bu ñu amoon 50 personnes dañu am seen 75 ak 50 personnes yooyu vous me direz que il faut ngeen travailler ak Ndenaat il faut ngeen travailler ak Dagoudane lu tax am na ñu jëkk Gent ñu boole leen si liste Ndenaat am ñu jëkk Gent ñu boole leen si liste Dagoudane ñooñu da ngeen leen récupérer seen liste boole leen si liste Gent parce que seen quota donc day ñëw si Gent donc xam naa foofu leer na donc loolu bi mu amee loolu nag état moom la joxe Abdoulaye Diouf Sarr ne man maire damay bàyyi ba état joxe pare ma ñëw ne jaraaf dun mbeng yéen kat amoon ngeen 75 amaana am na ñoo xam ne ñu ngi fi te amuñu
te xam ngeen ne 75 ñëpp mënuñu am man Abdoulaye Diouf Sarr nag mën a ñëw en appoint mais ñëw Abdoulaye Diouf Sarr en appoint dina uuteex donc état tuuti Abdoulaye dane man dinaa dolli ku nekk benn saaku ceeb bu boobaa benn bidon diwlin benn gros suukar pour jàppale ñi xam ne ñoo nekk ci liste d'attente yooyu loolu tamit bu ñëwee dañ koy tegaat ci loxo comité bi parce que duñ ñëw ne dañuy ñëw def ko ci loxo Ndeye Mari wala Ndeye Ndoye boobaa politique da say feeñ dañ ne déedéet loolu bu ñëwee dañ koy joxaat comité boobu ñoom ñu saytuwaat ka nan lañ mën a xoole ne Géntkat am na yeneen juróom fukk wala am na yeneen ñeen fukk ça dépend ci calcul yi xam ne def nañ ko mais xam leen ne donc dinañ amaat beneen liste en appoint te liste boobu nañ leen oowaat teg leen ko seen loxo ñu ne nag nañ fexe ba doublon bañ a am doublon mooy maanaam état joxe na xalif bi jàppale maire bi di ñëw ci ginnaaw nanu fexe ba ku am rek bañ a amaat maanaam jaraaf dama koy ñu ne jaraaf kat am na ñetti soxna ñu bind jaraaf bind ñetti soxnaam c'est pas comme ça le chef de famille c'est le jaraaf un exemple jaraaf dun mbénge la ñuy bind moom bu jotee mooy xam na muy tëjee bopp gi nax ci biir këram mooy xam na muy defee donc yooyu tamit ngeen éviter que ñu bañ a def tamit ay kumba am ndey kumba amul ndey jox kii bàyyi kii Gént dama ne ni ngeen organisé wu bu fi benn kit duggoon war ngeen xam kër gi ko moom wala kii ko moom famille bi ko moom donc foofu tamit ci liggéey bi mu bañ a doon la nga xam ne kenn naa nekk ci commission bi naa dugal sama yaay wala mu dugal sama tante déedéet dañuy xool ñi xam ne mooy famille yi xam ne tey ndimbal mi ñoom ñoo ko yeyoo ñu jox leen ko comme ni ma wax ngeen def seen liste d'attente xaar mais ñooñu bu leen annoncé dara ñu xaar ba ngeen xam nombre bi leen maire di waxaat ngeen xam ne fa ngeen di yemaat objectif bi mooy tey bu état joxee RNU bi ñu ne joxe nañ Gént tant de famille état joxe 75 familles maire ne man joxe naa 50 familles boo ko dugalee Gént bu fekkee calcul bi jaar na yoon si ñi ko war a dimbali laaj ka war ko jot donc ña fay des du bari donc loolu tey moo ñëwoon bi may wax léegi la Ibrahima Fall di dugg le 3e adjoint au maire di duggase donc ñu boole ko maire na tamit suñu ñëwee parce que masques yi fi mu nekk nii ñëpp moom la ñu soxla lii un lot de 300 masques la ñu jox ko donc comité Gént ñoom tamit ñu xool nan lañ ko jàppalee donc les populations ñu jox leen ko lii c'est un premier lot parce que am na masques yoo xam ne ñu ngi koy ñëw yi jetable yi la yii mais ñu ngi ñëw des masques yoo xam ne gars yi da ngeen woon takk nag masques yi ñuy ñëw yéen waa maire yi ah yoo xam ne maire bi defe naa mooy comme bii kii takk nii bi Babacar takk ñu ngi koy ñëw mais dañu bëgg mu am benn lot bu bari lot boobu ça nous permettra ñu ñëwaat mais si waa Gént mooy tissu yi xam ne bu guddee mën nga kaa fóot passé waat ko utiliser waat ko yooyu tamit ñu ngi leen si préparé donc di leen joxaat beneen lot boo xam ne dina ñëw lii comme ni ma ko waxee premier lot bi ñu leen jox la mais incha allah loolu dina ñëw donc ñuy sant bu baax jaraaf Dun Mbeng parce que mënuñu ñëw fii wax fa dëgg yàlla ba dem te sant ñu ko gërëmuñu ko dama ne man li may wax tey laa ko waxee bu ñëpp meloon autorité yëpp nekk Yoff meloon jaraaf Dun Mbeng Abdoulaye Diouf Sarr du sonn bañ commencé ba tey damay wax ne jaraaf mosul varié lu ñu nekk mu ngi si lu mu yëg taal otoom ñëw buñ ko yëgulul sax mu taal otoom ñëw donc muy ka nga xam ne franchement ni mu ñu jàppalee gis nañ ko si li ñuy liggéey parce que développement Yoff moo ko tax a jóg te ñu looloo ñu tax a jóg moom it ñu ngi koy sant bu baax si kanamu mbokkam parce que dañ ne nit ki boo demee sa ay mbokkam boo koy sant wax ko foofu donc waa Gént ñu ngi leen di gën a dénkaat donc la jaraaf Dun Mbeng parce que gis nañ ni muy taxawoo gis nañ ni muy liggéey te toujours nag li ma gën a neex si moom mooy fu mu ñëw Gént lay wax moom lay kaasal fu mu ñëw ñu fekk ñu wala ñuy séddal wala nangam danaa jox leen waa Gént te donc wóor na ma lañ fay joxe moom mi sax du si am mais li ko si intéressé mooy tey jii lépp ñëw si 4e donc jaraaf ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaanal mbooloo mi yëpp di leen baalu àq nag si weeru koor wi di wax ne koor gi moom mitti na mais nag yàlla baax na quoi waawul problème koor gi ndooyee ndax faaleen yeeg ñëpp la mitti si ñoom donc daal yëf yaa ngi noonu ñu ngi leen sant di leen gërëm donc secrétaire général donc loolu mooy woon waxtaan wi donc comme ni ma ko waxee xam na parce que dama wax ne dañuy jox jaraaf mais 4 bu ñu dem dañuy jox kii fa mu représenté délégué wala moom mu wax suñu paree dañuy jox imam ba mu tëj defal ñu ñaan baal ma loolu laa fàtte woon wax donc imam baal ma. wax ko aussi leer na si xel yëpp donc lu si leerul rek après bon dinañ xool ni ñu koy gën a leeral mais li ñu si jot a dégg moom leer na nañ alors comme ni mu ko waxee aussi rek noonu lañ koy defee donc dinañ former comité bi. Axe yi mu fi teg yëpp
lu si gën a bëri waa Gent commencé woon nañ ci liggéey bu yàgg ba am si ay résultats yu am solo muy liste yi mu fi tudd yooyu yëpp liggéey nañ si ba teg liste yi mais du tere ñu gën si liggéeyaat comme ni ñu ko suggéré. Alors donc dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moo di Jaraaf bon moom xam ne moo fi teewal délégué bi ñëpp xam nañ tey situation bi ni mu demee fii donc moom mu sànni si ay kàddu. salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum waa Gent maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp particulièrement nag waa maire yi monsieur le maire ak ñi ma àndal ñëpp njàmme sama xarit ci suba rek ñu ngi déggoo maa ngi kontaan bu baax si yéen Baboy sama xarit xam naa ne xàmmeewoo ma masque bee tax waaw kon daal ñun waa Gent wax dëgg yàlla ñun suñu kàddu genn la parce que mosoo leen ñu fàtte ci dara su ma kaas ak su ma kaasul damay wax rek waaye seen xel ak seen xalaat toujours mu ngi ci ne Gent ak quartier la comme quartier yi si des dafa war a jël paaram comme ñëpp yow loolu ma mës a doon sa wax kon damay appuyer rek ci li nga wax état nag def na état moom Sénégal gépp la waaye bi mu defee ba pare ki nga xamante ne nii moo ñu jaboote muy monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé maa ngi koy wax tey ak fan yii yëpp ne bu ko kenn yërëm ñaan gu nangu la te ñaan gu nangu day sonal borom dañuy wax alhamdulilahi rek loolu moo jar a wax dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin ci Abdoulaye Diouf Sarr parce que bu neexee suñu borom ci kanam rek la jëm te lii mu song ndegam neex na yàlla da koy daaneel kon ñun mënuñu di leen gërëm rek wax ji mën naa bañ a gudd neel monsieur le maire daal Gent gépp kontaan nañ ci moom te bu neexee yàlla li ngeen fi indi ci yoon rek lay dox parce que comme ni nga ko waxee alalu mbooloo teg ko ci pénc ma waa pénc ma gis ko ñu séddale ko ci pénc ma ku ne xam ne lii la nii la demee fii la yem jeex na ci loolu lañ doxoon li fi jëkkoon a ñëw dafa la neexee nga def investigation Gent gépp a kontaan amal ko mer wala ko mer yaa mere sa bopp waaye lépp fii lañ ko teg fii def ko teg ko ci yoon doublon boobu ngay wax it comme ni ko sama doom waxee liggéey nañ ci bu baax doublon bu neexee suñu borom du fi am waaw ñëpp daal vraiment maa ngi gërëm jigéen ñi di gërëm góor ñi imam la même chose imam moom vraiment imam exemplaire la xale la waaye mu ngi tegu si yoonu siraatal mustaqim kon macha allah ñun daal yàlla buñ cat dugg monsieur le maire yàlla na yàlla jàmmal leen yàlla defal leen sutur defal leen teranga monsieur le maire nag li ma koy ñaanal sama biir xol xam naa ko yàlla xam na ko yàlla na ko daal ci barkente sallallahu alayhi wasallam jërëjëf. quartier bi si ñun lay jógee mais terewul dañuy dem seeti ko këram ne ko ñun de lii lañ xalaat lii ak lii ak lii te à chaque fois dañuy jox temps am jox ñu xaalisam jiital ñu donc loolu taxawaay bu rafet la maa ngi si profité si assemblée bi di la si remercier bu baax a baax. alors comme ni ko monsieur le maire suggéré donc on va ñuy jox kàddu gi. tóngoor mu ngi woon Njuufeen mu sàyyee ko dem na la si kaw ndanaat fi mu nekkoon mu dem fële si nduutu mooy ginnaaw armeel yi ndëngaañ nekk fii di Gent tey jàkki ngeen ji mooy jàkki ndëngaañ boo wàccee kër Duudu Mbeng foofu mooy mbengeen foofu la jàkki mbengeen nekkoon mbengeen tuxu ngappar boo jégee way gi mu tuxu moom it booba laayeen amul mag ñi am lu ñuy laytaayee quartier yi si turu si arafu alxuraan ba nga xamante ne 1914 jeex na bu peste ba jeex mag ñi war a dellu seen dinaar rekk dellu si benn dëkk dellu si waatul si la waa Gent dajaloowe mooy tafsir Mbooy Géey mu ne dafa bëgg a Gent ñu def ko quartier jaraaf caaka jéen jurówaali mu ne kon jurówaali it dafa bëgg ñu def ko quartier mag ñi ne ko nag quartier yi lim nañ ko ba lay taay ko si alxuraan loolu moo tax duñu leen mën a jox ab quartier loolu moo waral mag ñi defuñu ko woon waaye bi ñu demee ba dëmmi jamono dox yeneen quartier yi sosu kon war nañoo mën a sulliwaat quartier Gent gi ngeen xam ne nag quartier bu yàgg la depuis 1914 wontul ndaw te toujours damay wax ne am na lu ñuy tiitaroo parce que ñun rek ñoo fi am jàkka joo xamee ne am na mu haddamu Alaaji Maalik bu fa sawéno ma dolli si nag man mi xamante ne maay géwél bi Yoof ma dëkk si quartier bi kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ax aleykum wa rahmatullah ñu ngi njëkk sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may mbas mi bu ñu dikkalee ñu ànd ak suñu xel moo xamante ne dinañ mën a jaamaarloog moom ba jële ko fi loolu sant yàlla la ndax am na ñoo xam ne bu leen yàlla nattoo di leen nattu walla xel ñàkk xel moo xam duñ xam nan la ñuy xeexe pour jënd fi nattu bi ñaareel ba mooy ginnaaw bi ñu dalalee suñu gan yi
di suñu ay kilifa ci dëkk bi Yoff tàmbalee ci monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp ñu leen dalal bu baax a baax di wane suñu kontaan tamit ci turu imam Baye Saliou Gueye ndax moom lañ fi teewal fu ñu dem fu ñu ne kii mooy imam dinañ leeral ne moom mooy imaamu quartier bi moom moo ñu sant ñu teewal ko ci ginnaawam la ñuy topp incha allah kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ginnaaw bi ñu wanee suñu kontaante dañ leen di gën a ñaax ngeen jàppale quartier Gent dama lay tudd yow Abdou Naar tudd sama maire ba la ci ginnaaw man mooy sama maire yéen ñaar li ñuy dégg ci lu rafet li ngeen di def ci dëkk bi Genta daf ci am cër balaa ngeen di def ci turu maire bi kon ñu ngi leen koy ñaanaat bu baax a baax ngeen gën a jàppale quartier bi dégg nañ lépp ñaan googu nag ñu ngi ñaan ngeen fekk ñu ci bañ gis ne yéen ñaar defal ngeen quartier bi bu maire yi ñëwaatee defaat mu gën a baax loolu moom quartier bi yëpp ci sama tur ñu soxla nañ ko ci yéen comme ni ngeen ko waxee liggéey bi ni mu war a demee ñun tàmbale nañ ko depuis yàgg na comité bi ngeen wax ne moom la ñu war a teg commencé woon nañ ko ba commencé di ci liggéey ba li nga xamante ne sax moo jóge woon ci xalif bi liste d'attente boobu ngeen doon wax ci ñoom lañ tàmbalee dina am naa opportunité nag wax ci télé bi ñëpp ne Gent moom liñ def sax yaakaaruñu benn quartier dina ko def mooy njëkk a jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkul ci quartier bi te nekk ay locataire ak nangam ay doxandéem loolu moom doo ko gis ci benn quartier honneur la pour ñun Gent bu baax a baax a baax moo tax sànq jaraaf bu wax ne ñëpp kontaan nañ parce que loolu boo demee quartier bu ne su ma juumul ña fa dëkk la ñuy njëkk a jox mais ñun yàlla def na ñu xalaat suñuy doxandéem kon liggéey boobu commencé nañ ko dañuy bañ a guddal bu baax a baax ne nii ak nii lañ ko defee mais daal li nga xamante ne moom la nguur gi wax noonu la ñu war a doxalee affaire bi ñu ngi sant yàlla ne ñun commencé nañ loolu bu yàgg di ko def su ko defee di fàttale ko suñu papa Aziz ndax ndogal bi nga xam ne moom moo teg ci kawam ñaan yàlla mu teggil leen ko ak Ibou Ndoye tamit bañ ñëwaat fekkaat ñu ci liggéey bi ci jàmm ñoom it ay jàmbaar lañ ci liggéey bi ñu ngi ko doon doxalee noonu comme ni nga ko waxee élargi bi nga wax ne moom ngeen wax moom lañu war a yaatal loolu itam quartier Gent def na ko ndax boo xoolee jotaay bi comité de gestion bi daanaka ñëpp ñu ngi fi femmes yi seen groupement yi nga xam ne ñoo fi nekk seen ay représentants ñu ngi fi jaraaf mu ngi noonu moom tam commencé na ànd ak ñun ci liggéey bi boobu ba léegi def ko defin bu rafet moom tamit ak ñi ngeen gis ñëpp ci salle bi am ñoo xamante ne ñu ngi ci te ñëwuñu tamit donte ñi ci des bariwul mais daal pour di leen dalal di leen wan ne liggéey boobu moom ñun ñu ngi ci am na déjà ñoo xamante ne satisfaire nañ leen ci wàllu joxe bi ñuy joxe am na ñu des ñu ngi xaar ñu ngi ñaan yàlla bu ñëwee ni ñoo ñu kontaane daal ñëpp kontaane noonu xam naa wax ji du mën a gudd parce que am ngeen yeneen yitte ñi fi tekk itam am na yeneen yitte foofu daal la ñuy yem di wane suñu kontaante di wane ne ñun commencé nañ liggéey bi di leen ñaan ngeen gën a jàpp su ma juumul loolu mooy kàddu yi nga xamante ne waroon nañ ko yëkkati maa ngi jégalu bu baax a baax nag su dee def naa ci erreur kon ñu jàngat Fatiha alam nasrah ñaan yàlla mu jëlal ñu fu feebar bi yombalal ñu liggéey bi ba lépp tegu ci yoon bismillah bika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo imam mu wasaa ñu ko ci mbooloo bi ñu ñëw fii nag ci APEXI 2 Est APEXI 2 Est pour ñëw monter officiellement comité bi xam ne tey mooy les sous-comités de quartier parce que le président de la République bi mu génnee décret dafa nañ monter donc les commissions communales commission yooyu monter nañ ko commission yooyu préfet la maire imaamu quartier bi imaamu astafurlah ratib bi bu def fekkee ak curé bi xam ne donc bu fekkee dëkk bi am na église curé bi la RS Yoff la jeune 6 présidente bàjjenu gox yi président commission nationale de la jeunesse ñooñu ñi nga xam ne ñoo ŋànk commission boobu te mën nañ tànn képp ku nga xam ne xalaat nañ ne mën ngeen amal apport bi loolu amee mooy tamit nañ monter des sous-commissions au niveau des quartiers les sous-commissions au niveau des quartiers
c'est présidé par le délégué de quartier ñu ne imam bi sa la bokk bu fekkee am na conseil municipal si quartier bi comme man fii fa laa bokk am na bokk naa si fekkee conseil municipal laa te fi APEXI 2 Est laa dëkk ñu ne ASC bi sa la bokk bàjjanu gox bi sa la bokk bu fekkee quartier ba am na église wala curé am na église curé ba sa la bokk ñu ne ñooñu ñoo nga ko commission bi ñu ne commission boobu tamit comme niñ ko waxee ak bële ñooñu mën nañ jël képp ku xalaat ne yaa ngi si quartier bi te am nga apport si quartier bi ñu dugal la si foofu nag ñu ne c'est ouvert foofu mën ngaa jël ba lii la neex parce que foofu dañ ne képp ku waa quartier bi xalaat ne rek par exemple fii ñu ne Mbaye Ndoye oo nañ ko oo nañ Assane Sylla oo nañ parce que oo nañ Badou ñooñu ñëpp dañoo bokk ñoo xam ne dañoo nekk si quartier bi amal njëriñ quartier bi ñu ne commission lan mooy seen liggéey sous commission boobu mooy ndimbal mii fi état di indi ñoom ñoo koy saytu waxtaane ko ba ne liste bi ñu jël lii la maanaam tey boo ñëwee si APEXI 2 Est fii ñu ne si BSF yi maanaam bu sécurité familiale am nañ 20 personnes si je ne me trompe pas délégué ñu ne am nañ si liste bi 150 personnes donc ñu ne tey APEXI 2 Est dinañ am 170 personnes yoo xam ne ñooy bénéficier aussi ndimbal moom parce que dañ ñi am si BSF yi dañ siy bokk ñeneen ñi dañ siy bokk ñooy nag sous commission boobu tey ñooy waxtaan saytu ko nañ ñii la ñuy jox ñoom ñooy def seen PV yoon ni maire yi loolu maire bi yoonam nekkatu si mënu ko changer mënu ko yokk mënu ko def dara parce que waa APEXI 2 Est ñoo waxtaan ba pare ba tëral li ñu tëral yoon ne ko maire ne man su état bi joxe ba pare man Abdoulaye Diouf Sarr dinaa ñëw nekk en appoint tamit au niveau des quartiers dinaa leen dolliwaat mais la ma leen dolli mën na bañ a tolloo li état bi joxe parce que dañu bëgg mu élargir loolaat Abdoulaye ne man tamit naa dolliwaat benn saaku ceeb benn diwlin ak benn gros suukar jël lu mat par exemple x famille on n'a pas encore le nombre mais mën nañu wax ne jël juróom fukki famille wala juróom fukk 70 wala 90 wala 100 xamaguñu parce que ñu ngi def les calculs mu ne dolliwaat naa leen loolu seen liste d'attente ñooñu ngeen mën leen jàppale. ñooñu nag tey bu état joxe loolu maire yi jox loolu ñii xam ne tey ñoo ko yoo si quartier bi war nañoo mën a ñëpp a am parce que tey jii ñëw joxab kit Assane Sylla franchement am yàqab kit la un exemple ñëw jox ma si quartier bi yàqab kit la parce que yàlla dimbal nañu am nañu jënd kit mais am na suñu tante joo xam ne mu ngi si gox bi wala nekk si quartier bi te amul ñooñu lañ ciblé. am na ñu posé woon benn question ne li état joxe comme APEXI am na 150 est-ce que buñ ko xaajoon si digg bi jox ki genn wàll APEXI du am 300 personnes ñu ne déet président nee na ni ma joxee kii ji nañ ko joxee noonu par famille donc loolu tamit il fallait ma leeral ko beneen bi tamit mooy ñu ne lan mooy famille il faut ñu xam lan mooy ab famille maanaam ñëw kër Assane Sylla borom ñaari soxna léegi defe naa ñett la ñëw jox ñetti soxnaam ñu ne déet dox ñu loolu Assane mooy le chef de famille Assane Sylla lañ koy jox Assane moo xam après nan lay def biir këram moom moo xam mais mënoo jox Assane jox ay soxnaam yëpp après donc loolu mooy li xam ne dañ ko indi si leeral ñu ñëw di leen monter officiellement donc comité boobu xam nañ ne anticiper ngeen si liggéey bi li ñu leen wax lépp Dieng mu nga foon il était au cœur parce que xamoon na li ñu doon dox lépp ñu leen de quartier bu ñu dem dañuy monter officiellement le comité suñu paree ñu jox le délégué comme mooy le président du comité mu wax ñu jox imam mu wax ñaanal ñu pekk dem yeneen comité ñu àndal bi may ñëw nag ñi ci monter ce comité Ibrahima Fall mi xam ngeen ko mooy le 3e adjoint au maire ñu ngi ànd ak Abdoul Aziz Ndoye moom mooy le conseil spécial du maire ñu ngi ànd ak Djibi Samb moom mu nekk conseil technique fële sa ministère de la santé As Ndoye nekk conseil technique fële si ministère de la santé ñu ànd ak El Hadji Ndiame Diop mi nga xam ne mooy chef SAF fële si hôpital Dantec ñu ngi ànd ak Ami Top la responsable des filles au niveau donc de la commune de Yoff ñooñu la Ablaye yebaloon pour ñu ñëw monter officiellement comité bi xam ne tey jii APEXI 2 Est monté nañ ko mu ne tamit ndimbal mi may joxe teguma ko si loxo politiciens yi parce que dama ma jox ko si ñu séddaale ñu ne kat Ablaye nee na jox na ku mu bokkal parti ku mu bokkalu parti ndimbal moomu ti su ñëwee si loxo comité bi la koy tegaat délégué
comité bi tamit ñooy saytuwaat xoolaat donc ñooñu ñan la ñuy joxaat mais du ko teg ci loxo politicien ñu naan Assane bokkuñu parti du am kii du am déedéet. loolu bu ñëwee dañ koy tegaat délégué ci loxo commission boobu ñoom ñu àggali seen liggéey au niveau de APEXI de Est bi ñuy ñëw nag dañ leen indiloon benn loo 300 masques jox leen ko tamit ngeen jox ko les populations ñu ko mais masques yi ñu ngi liggéey yeneen masques yi parce que AGT yi la masques yi nga xam ne tey jii ku ko takk boo paree guddi di nga ko mën a fóot loolu ñu ngi dajale xam naa semaine prochaine nañ leen oowaat tamit jox leen seen loo parce que dafa am benn incubateur bu nekk fële ñu dugal fa ay xale di leen ñawloo ay masques donc bëgg nañ daal chaque 10 jours ñu jox ñu maanaam lu mat 15000 masques yoo xam ne dañ koy tasaat donc les populations donc délégué ñu jox la officiellement 300 masques la par paquet de 25 la 6 na donc jërëjëf merci. asalaamaaleykum ñu ngi di ñëpp seen tur ak seen sant comme ni ko monsieur le maire waxee mooy tey dañoo ñëw pour installer officiellement si comité bi fekkoon nañ réunion ba nga xamante ne moom lañ def doon installer comité communal bi ñu amoon ay lu ñu digaloon ñu def ko lañ ñu digaloon it noonu lañ ko doxalee boobu ba léegi installé nañ comité bi tey mun nañu wax ne mooy 4e réunion ci comité bi samedi 18 lañ njëkk def réunion le 22 ñu defaat réunion le 25 ñu defaat réunion ba tey ñu defaat beneen réunion bi donc comité yi installé nañ ko ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee woon membres yi it yaatal nañ comme ni ñu waxee woon laal nañ comité de gestion ñu ngi fi président comité de gestion mbootaayu jigéen yi ñetti mbootaay la benn nga ne la benn na ngi ni kenn moo absenté ñëwul quoi Marietou donc mu ngi ci xale yi def nañ ko imam mu ngi nii man délégué de quartier donc nañ ñu ko waxee woon noonu la ñu ko defee insisté woon ni ci ni ngeen ko waxee woon mooy bu fi amee benn membre boo xamante ne bokkul benn parti wala dafa opposé bokkul benno insisté woon na it bu fekkee ne am na membre bu mel noonu mu ñëw mais amuñu ko ci quartier bi kenn manifesté wul pour loolu conseil municipal it kenn manifesté wul mun nañu wax ne kenn manifesté wul puisque bu ñu wootee it keroog réunion bi da ngaa tànn keroog réunion bi dafa tànn dane man conseil municipal ndinaat kon donc keroog dafa tànn keroog interpellé daa ko nag bon yow tànn nga ndinaat kon bokkuloo APEXI donc yaatal nañ daal vraiment ni nga xamante ne moo lañu sant woon comité bi waaw comité bi 15 membres ñoo ko constitué am nañ ñett ñu absenté tey donc 12 yi ñoo ngi fi donc ce qui veut dire qu'on est à plus de 80% de présence nañu waxoon ñu tànn ko tànn nañ ko façon boobu ñu wax ne moom la ñuy wax donc matale nañ suñu 150 déposé nañ ko matale nañ suñu 20 bourses déposé nañ ko suñu 20 bourses déposé nañ ko matale nañ aussi benn cas exceptionnel bu fi jaar boo xamante ne bi APEXI ci boppam moo ko proposé woon pour ñu jox leen 8 joxe nañ 8 yooyu ñoom sax jot nañ waaw APEXI ba mu waxee keroog alxames ba mu xëyee àjjuma joxe na ko donc 8 yooyu jot nañ 8 yooyu bokkuñu ci 150 yi bokkuñu ci bourse yi ñooy jox nañ leen ci li nga xamee ne ñu ngi koy yaakaar ci maire it ñu ngi ñaan su mënee am puisque fi mu nekk nii à présent liste bi nga xamee ne moo fi nekk liste d'attente 40 personnes lañ ñu ngi ñaan su fekkente na mun nañ am lu ko matal it alhamdulilah rabbil alamin puisque kuy ñaan da ngay ñaan liñ la may rek nga xam ne li nga may su ñëwee su ko matalee alhamdulilah su ko matale wut ñu jéem seet nuñ koy répartir xam naa tey installation comité la mais foog ñu def tuuti loo xamante ne bii daf ñoo ñor parce que comité bi fii comité yi ni ñu koy installé bi ñu ko installé dafa am quota yu ñuy joxe mais quota yi ñu joxe dañ ko fixé ci ay paramètres yoo xamante ne ñi koy fixé ñoo ko xam mais ñun dafa am benn bu ñu ñor boo xamante ne foog ñu wax ko parce que dañoo ëpp ci APEXI dañuy nekk 400 et quelques 451 concessions APEXI bi topp ci ñun
nekk 300 et quelque ka topp ci kooku nekk 200 et quelque ña ca topp ñaar ña ca topp ku nekk 100 nga am te ñun loolu parce que loolu ci diir rek la joxoon naa leen ko kenn négliger ko mais dinaa leen ko joxaat bañ naa ko ba couleur APEX yi wax nga leen mu ngi nii moo nekk ci kaw nii 320 la ñun ñoo nekk nii 451 ouest moo nekk nii 237 APEX 3 moo nekk nii 105 la APEX écologie 102 la bu ñu boolee APEX yëpp 1218 la danaa leen ko joxaat sans compter état waaw loolu mooy parcelles yi rek te bu ci nekk am nga ay niveau yu du jeex du xaj naa leen ko joxaat monsieur le maire parce que loolu yi tax ñu ci insister ñun bu ñu liggéey ci loolu toujours dañuy liggéey ci ay këyit parce que mën nañ bañ a comparer mais man da war nañ mën a comparer aussi lii mooy la liste des familles de Yoff l'ensemble Yoff avec si Tongoor Ndenaat et cetera donc ci nekk xam nañ ñaata moo fa nekk et ça c'est un recensement de l'État qui n'est pas à jour parce que war nañ ko mettre à jour c'est pas à jour mais war nañ mën nañ ko mettre à jour mais kii buñ ko xoolee danañ gis ne carte yu bari wut lañ leen jox par rapport ak li ñu jox on est vraiment lésé am nañ ko par famille ku ci nekk Aziz Ndoye damay dugg Ngaparou ñaata famille moo fa nekk seen kër seen ëtt et cetera da tout Yoff am nañ ko donc li ñuy def rek dañ koy boole ci ay gëstu ak kayit loolu moo nekk doléance boo xamante ne daf ñoo ñor bu ñuy defaat quota yi vraiment ñu xoolaat bu baax lañ ñuy jox ngeen baal ma wax. je pense que li nga wax am na solo Assane interpellé na ma si téléphone mais j'avoue que j'avais pas ces éléments mais lii moom dañu permettre léegi bu ñuy séddaleeti ñu jël si critères yooyu parce que man dama xalaatoon ne sax comme dama naan APEX yi ni mu tëddee rek noonu la ñëwee APEX 1 moo ëpp 2 ainsi de suite ainsi de suite j'avais pas ces éléments wax fa dëgg yàlla mais lii ça c'est important pour ñun ñu xam ne même quota mairie bu ñu koy joxee nañ mën a jël si critères yi xam donc na la ñu séddalee on savait que écologie moo si gënoon ndaw mais xaw ma woon ne donc parce que moo wax APEX yi 3 mën nañu wax ne ñoo tolloo parce que 3 concessions sax moo leen séparé mais incha allah donc bu ñuy jafati ay kii ay quota des quartiers dinañ jël si lii pour référer aussi pour def loolu fii fanaan nii ñii fii kosewul nii fii am li bokkul ok zone boobu noonu waaw donc merci délégué si précision boobu incha allah nañ tenir compte bu soobee yàlla boo ñu jox imam waaye wa barakaatuhu monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la gërëm di leen sant leen xamal ne li ngeen taxawee rafet na yal na yàlla faxal leen ci te it ngeen yàgg koo taxawe waaye li ci am solo Jibril wax na ko ngeen di bàyyi xel comme ni ko Jibril waxee loo xam ne ñëpp ko bokk bu doon compter par nit la ñuy wax amul benn Sénégalais boo xam ne nekk na fi wala kenn ku dëkk Yoff fii wala ku dëkk ci quartier bi te amoo ci àq waaye dañuy seet ñi taneente ñu muñal ñenn ñi ndax ñoo leen waroon a dimbali ndax loolu mooy ndimbal noonu mu leen waree la waroon nit waa quartier bi ñi ci yàlla may wërsëg seen loxo àgg ci ñu ngi ci nag ñuy dimbalante waaye bu dara xasee jóge ci gouvernement rek ñëpp da cee yem nag ko defee ngeen di def malaaxase ci loolu mu wax ndax boo joxee kii bàyyi kii day defe ne yaa ko xañ fekk xañoo ko mbir maa ca àggul te it am na ca droit ndax àqam la comme ñëpp nag loolu rek laa leen di feddali yal na yàlla jàppale leen di gërëm ministre di leen gërëm ci seen taxawaay ñun itam bu ngeen ko jotee ñu teg ko ci nin ko war a demee ba ñu ko war a jagoo ñëpp ku ne jagoo jot ca wàll loolu it maa ngi koy dénk ñi koy séddale yal nañ ci yàlla dimbali ñu ba nu taxawoo loolu waaw kay asalaamaaleykum wa rahmatullah allahumma inni jalastu bayna yadayka taiban wa jihtu ilayka raqiban
أنت فوقي وتحتي ويميني وشمالي وأمامي وخلفي وأنت ترقب بالمرصاد اللهم ارفع عنا القلاء والوباء والربا والسنا والثلاثيل والمهانة وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك ردا ولنا فيها صلاة إلى قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا صاحب الجلال والإكرام يا باسط الأرزاق والأنعام إنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبالإجابة جدير بجاه عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.